point bi ñu ngi wax que ni ndax par exemple kenn su ñëwee wasifandoo ak koo xamante ne tiijaan la mais matalu du def obligation yi comme ni mu ko waree léegi ñu ne man bi ma déggee question bi dama ne est-ce que kooku tiijaan la ndax yow da nga ñëw bi ngay ñëw ci sëriñ bi pour mu jox sëriñ bi neexalu la ñëwul ne la kaay ma jox la wér di yow yaay ñëw ne dama bëgg a jël wér mu jox la léegi su la joxee sëriñ bi à chaque fois dala naan kóllërante nga ak Seydina Cheikh léegi loolu nag lu ñu war a bàyyi xel la parce que bu la nee kóllërante nga ak Seydina Cheikh radiyallahu anhu mooy kóllërante nga ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi kóllëre boobu mooy lan nga matal sa obligation si diine l'islam nga matal sa obligation si tarixa bi léegi nag mënoo matal sa tarixa si diine mënoo matal sa obligation si tarixa bi te mataloo sa obligation si diine bi ñoom ñaar benn mënul dem bàyyi moroomam léegi tontu bi moo nekkoon que ni amul benn influence si wasifa bi yàqalu ko dara léegi beneen bi ñu ne nit ku ñëw di est-ce que ku ñëw di wasifandoo ak xale est-ce que wasifa bi dina valide ñu ne soxlawul xale wala mag aajowul muy majeur l'essentiel que mooy responsable loolu yàqul dara si wasifaam léegi benn quatrième point bi moo noonu dugg si di wasifa tardé comme par exemple tey Alassane bi muy ñëw dafa tardé wasifa léegi ñu wasifa ba pare ba tëj Alassane tëjandoo ak ñun mu fàtte que ni dafa nekkoon en retard am na lu mu war a complété ba ñu julli timis ba pare moom mu doogay nekk si xelam ñu ne naka la war a def bu nekkee dañoo julli timis ba pare xelam doogee dem ni man kat am na lu ma jot a tardé ne boobu wasifa bi daf koy recommencer waat parce que jot na def benn kii temps bi dafa kii romb na délai bi ñu ko may mais su fekkee dafa ñëw wasifa ba pare bay te ne ah man de am na lu ma fàtte retourné dafay jublu penku continuer wasifaam du ko yàqal dara léegi ñu ne cinquième point bi ñu ne tey comme tey ñu ngi ci mardi ma nekk di wasifa ba pare sama xel dem ci que ni lundi wasifa ma woon léegi ñu ne naka la war a def soit ndax dafay recommencer waat wasifa wala dafay continuer après mu fay léegi si bi ne woon nekk que ni su fekkee dafa wasifa ba pare julli genre dafa julli 5 heures ba pare après mu teg si wasifa léegi bi mu wasifa ba pare mu ne man kat wasifa bu ngoon lundi ñu ne bu boobaa wasifa boobu du wér dafay recommencer dafay indi bu lundi bi ba pare door cee teg bu mardi bi léegi nag su nekkee dafa julli timis ba pare wasifa xelam dem si que ni lundi wasifa ma woon bu boobaa day fay du recommencer waat wasifa bi dafay fay dañuy ko ni wasifa 4 heures la comme par exemple soo jullee 5 heures ba le lendemain coucher du soleil loolu mooy kii wu durée wu wasifa léegi loolu mooy kii bi loolu la war a def dafa war a bu nekkee daf ci rendre compte bu mu jullee 5 heures ba pare dafay recommencer waat moom indi bu lundi bi ba pare doog cee teg bu mardi léegi beneen bi 6e point bi mooy que ni comme man ma bëgg a changer sama heure wasifa comme dama daan wasifa suba teel bi léegi ma ne naa ko changer di ko def ci 5 heures bi ñu ne loolu wasifa 24 heures boo ko mënti def si l'essentiel bu mu génn 24 heures yi heure boo ko mën def si 24 heures yi rek am nga wasifa 7e point bi moo nekkoon que ni comme par exemple ma ñëw ci zawiya bi rek ñu fekk ñuy wasifa ma wasifandoo ak ñoom léegi ñu mu wasifaa ba pare ma ne man de julliwuma woon 5 heures léegi ñu ne wasifa boobu est-ce que dafay valide wala dama war a recommencer waat léegi ñu ne comme que da ñëw wasifa ba pare fàttaliku ne julliwuma 5 heures damay dem julli ñëw wasifa waat parce que ñu ne munoo
woo julli bi ak wasifa dafa nekk loo xamante ne mënoo jiital wasifa teg ci julli bi il faut nga julli ba pare julli 5 heures ba pare door ci teg kii wasifa léegi loolu moo nekkoon tënk bi. macha allah kooku moo doon soxna Awa macha allah moo doon def résumé dars tarixa bi passé waaw léegi ñu jublu ci sëriñ bi rek macha allah. précision boo xam ni peut-être nit ñi mën nañ ci bañ a bàyyi xel. wasifa boo xoolee sax ëpp na 24 heures. ëpp na 24 heures parce que ñu ngi tàmbalee takkusaan ba ëllëg su jant bi fenke ba ëllëg ci timis su jant bi sooy si takkusaan jotee fekkaat na ko fa ba dolliwaat daanaka 2 heures wala 3 heures de temps après timis doo ko jot looloo tax keroog bi doon julli ma ne ci même bés mën nga fi defandoo ñaari wasifa te dafay wér te doo fay ci même bés comme tey la jeudi mardi tey la mardi bu lundi bi démb mën naa ko def tey def bu tey bi te duma fay bu démb c'est-à-dire bu takkusaan jotee à partir de diggante takkusaan ba jant bi di waaj a so diggante boobu bu démb bi mën naa ko ci def parce que jeexagut parce que bu démb bi kañ la muxtaaram di jeex kañ la période bi jeex mooy bu jant bi sooy alors que bu tay bi tàmbali na ci tàkkusaan kon diggante tàkkusaan ak timis mën naa ci def bu démb def ci bu tay te duma fay loolu laa bëggoon préciser démb donc moom bi mu ne 24 heures mu ne ëpp na 24 heures mën nañ wax tàkkusaan ba timis ça dépend ci tranche horaire bi parfois la ñuy julli parfois 19h30 wala yu demee noonu la ñuy julli timis kon bu boobaa dañ naan à peu près 6 heures et quelque la loolu laa bëggoon indi comme précision keroog bi ñuy julli laa ne su ma ñëwee tey incha allah rabbi ñu fàttali ko jàngale boobu parce que wasifa duréem mi ngi tàmbali encore une fois takkusaan ba le lendemain jant bi bu muy sore donc loolu moo doonoon précision bi am soxna Awa macha allah jotal nga yal na yàlla doon di tawfeex incha allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة شيخ اغفر لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñuy sant yàlla bu baax di julli di salmal ci sayyidil awwalin wal axirin di sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ndokkeel saaxibul xatmi wal katmi Mawlana Abul Abbas Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu di kañ di bàkk di béggee di puukare woo saa su ne Mawlana wa wasilatina ila rabbina Baye Barham Abdallah moom mi nga xam ne amul sikk amul sàkk ne mooy waarisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye amul sikk amul sàkk ne mooy waarisu Mawlana Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ñu continuer comme ni nga xamee ni noonu lañ ko tàmbee talaata bu jot di ndokkeel soxna Awa ci ñi nga xam ni noonu la ñu tënkalee dars bi passé teg ko ci yoon ba ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak taysir di continuer ci juróom benneeli fukk ak ñetti question bi boobu question lan lay laaj ba léegi ci fiqh tariqa tijaan mu ne lan mooy attey ki nga xam ni dafa tàmm di def wasifaam ngoon gi ba pare mu bëgg ko soppi yóbbu ko ci suba teel boobu tamit day daal di réponse bi day automatique wasifa daal benn moo ciy farata benn yoon moo ciy farata am na nag ñu koy def ñaari yoon
kon doon comme benn moo ciy farata ñi nga xam ne dañ koy def ñaari yoon wala ñetti yoon wala ñeenti yoon yooyu nawaafil lañ koy compter ci ñoom waaye benn rek mooy farata te loolu mooy sunna ci tarixa bi Seydina Cheikh daawul woon wasifa ñaari yoon radiallahu taala anhu benn yoon la daan wasifa te ngoon gi la daan doon Seydina Cheikh wasifaam diggante timis la woon ak gée ñi nga xam ne dañ koy def ñaari yoon ñetti yoon duñ leen duut baaraam waaye du ñu ne du farata mais buñ ko bëgg a farataal nag bu boobaa wérut benn wasifa mooy li nga xam ni mooy farata comme dañuy roy Seydina Cheikh moom période boobu la ko daan def diggante timis ak gée waaye ku ko def lu jàll loolu ci mbooloo tamit ñàkkoo wasifa am nga wasifa parce que muxtaar bi sànq moom laa doon fàttali mi ngi tàmbali ci asr maanaam tàkkusaan la ba ci suba ba ci ëllëg sa ba jant bi di so foofu mooy période boobu yëpp may nañ la nga joxe sa wasifa donc kon kooku dañ naan la benn yoon mooy farata ci diggante période boobu maanaam tàkkusaan ba ëllëg ba jant ba di so su la neexee nga joxe foofu sa wasifa encore une fois wasifa mbooloo mooy charte bi bu fekkee ni am nga possibilité defee ko ci mbooloo warut ci yow nga toog naan da ngay wasifa bu boobaa bàyyi nee na di nga am tudd yàlla naam macha allah waaye amoo wasifa loolu nañ ci bàyyi xel am na feneen foo xam ne dafa ne sa wasifa matut donc kon charte wasifa mooy mbooloo am na benn wax bu ñuy askanale Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu waaye ba léegi ñun duñ ko bañ waaye wax jooju mi ngi bàyyeekoo ci ki nga xam ne mooy Serigne Ahmed Sukayri ji mooy Mouhamad Abdoulawi moom moo ne comment dirais ñooñ tarixa tijaan mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy toxal ñoom ñooy dundal wasifa yi yeewu wasifa yi Abdoulawi moom kii moo ko jox Seydi Alioune Tamasini taalibe Seydi Alioune Tamasini la te Seydi Alioune Tamasini ñëpp xam nañ ni yan woon na mbootu Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu Seydina Cheikh wóolu woon la bañ na ko ba muy génn àdduna ñaari doomam yi mu bàyyi Mouhamadul Habib ak Mouhamadul Kabir Seydi Alioune Tamasini la leen dénk mu doonoon ko kéemtaane xalifa Seydina Cheikh la woon radiyallahu taala anhu kon alwaladu sirru abi bu taalibe bu dëgg bu mu gërëm waxee loolu rek dañuy naan ci bàyyam la ko jëlee te bàyyi kooku doomu Seydina Cheikh la kon mi ngi bàyyeekoo ci Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu kon nag question boobu foofu lañ ci taxaw léegi juróom-ñeenteeli question beeg ñeent ñu ne ki lan mooy attey ki nga xam ne dafa yaakaar ni dafa julli tàkkusaan après mu joxe wasifaam naaw gi mu rendre compte ne moom ndekete doon tàkkusaan lan la war a def boobu tamit dar se passé daanaka waxtaan nañ ci bu boobaa dañ ne dafa war a dellu julli tàkkusaanam bu jullee tàkkusaanam ba pare waaw bu jullee tàkkusaanam ba pare après mu doog a joxe wasifa wala laazima kon loolu mooy li nga xam ni moom laa doon préciser démb rek tarixa bi tarixa la boo xam ni li Baay wax fadli wa ridwaani lu tax aussi sa bi sunnati wal qur'aani ci sunna lañ ko sampee ak alquran Seydina Cheikh wax ne iza samixtum anni shay'an fa diinuhu bi misaani sharhi fa ma waafaqa fa xuzu wa ma qaala fa fatruku kon nga gis ni fondement tarixa tijaan ci sunna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam Seydina Cheikh nee na lépp loo xam ni wax nañ askanel nañ ma ko jël leen ko ngeen peese ko ci mandaxam sharia bu méngoowee ngeen jëfee bu méngoowul du suma wax ci aarif billah na ci ay tegtal rek ñu junju la ne la nii jàppal ni
charia islamiya mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tarixa bi mooy Cheikhu Tidiane balaa ngay dem ci Cheikhu Tidiane demal ci yonent bi ba pare boo demee ci Cheikhu Tidiane jéggi fi yonent bi tus doo ko fa am loolu mooy lan bu julli taxawee wasifa taxaw bàyyi fa ñukk wasifa te nga julli ba pare doo ko wasifa loolu laa bëgg a tënk nañ ko jàppee noonu te jéggee ko noonu kooku dëggal na lii ma wax nii Cheikh Mouhamad Nazifi mooy punkal boobu nga xam ni ñi ngi ko suul Marrakech ku kéemtaane la moom tamit ci tarixa Tijaan juróom benneeli question bi ak juróom ñu ne lan mooy attey ki nga xam ne dafa joxe wasifaam ci mbooloo mi ngi tissooli wala boog mi ngi óbbali wala boog mi ngi sëqat te instant ba mu koy continuer amaana ci astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum bi la amaana ci hayla laa bi la amaana ci salaatul faatihi bi bu fekkee ni ci astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum bu ëbbalee wala mu tissooli le temps que muy fompoog yu demee noonu ñaari per dem na bu dee ci hayla laa bi ñaar wala ñett dem na ñu ne nag loolu kooku comme gars yi jiitu nañ ko kooku lan mooy atteem que nit ñi danañ comprendre yàgg nañ ko firi fii mbooloo waaye dañ ne bu fekkee ni tamit ci gars yi bu ñu paree laata ñuy tëj dana mën a gaaw dabaatu benn per boobu wala ñaar boobu mu def ko wa ilaa bu ko deful toppuñu ko dara parce que barke mbooloo bi moo ko yóbbuwaale uteeg yow ba nga doonee yow kenn di ko def aljamaa ur rahma kon loolu lay jàngale foofu bu fekkoon ni yow rek la nga óbbali da nga ko dag sa bos dana mat waaw da nga matal sëkk kon loolu lan la lay wax yaa ngi ciy déggee benn xikma ne mbooloo mooy doole nañu booloo nañu doon benn say nañu doon benn bopp nañuy yëkkatindoo nañuy tegandoo nañuy dóorandoo bu boobaa yërmande yàlla danañu gane si soo amee beneen jàngale boo xam ne duggaat na ci biir te yonent bi dee ko Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu mu ne ko waxal say taalibe nañu jàppoo nañu bëggante nañu yërëmante nañu bennoo buñ ko defut di féewaloo di bojjante di lorante di xeebante di tegante ay kaddu na la leer ni ñoom defante wuñ ko ñoom seen biir waaye man lañ ko def te ku ma lor yàlla lor la kon mbooloo daal mooy yërmande lii bu fekkee ni am na dara luñ ci digg nañ ci dégg ni nii mbooloo mooy suñu doole nañu gën di jàppante di gën di bennoo parce que bu fekkoon ni yow rek la danañ la teg ay atte pour nga matal ko mais barke mbooloo bi nga nekk moo tax ñu jéggal la ko boo dabaatul tamit yow am nga wasifa kon loolu dañ koy déggee liñ ci commentaire bëri na waaye comme dañoo bëgg gaaw te yu ci bëri daanaka jaaroon nañ ci question juróom-benneel fukk bi ak juróom-benn mu ne lan mooy attey ki nga xam ni dafa am ngànt boo xam ni bés bi yëpp la ko jël est-ce que may nañ ko mu jiital wasifaam guddi gi comme ni nga xamee ni noonu lañ ko mayee mu jiital laazimam guddi gi xam nga bu fekkee ni laazim bi la mu leer na ne nii suba da nga nar a am ngànt toute la journée masala bu dee Seydi Alsaan la di ndefelu te mooy dawal otom mu leer ko ni journée bi yëpp dafay busy dafay xat ci dawal la koy fekk te kenn mënut a dawal di laazim xanaa nga dëgër fit comme genre Souleymane Gueye yu demee noonu ak sama genre bi parfois dañuy daal dañ koy def waaye gënul daal mu leer na ne da nga jàpp journée boobu yëpp da nga ko nar a dawal nga ne ah man de damaa nar a tukki suba laazimu tàkkusaan bi daf ma nar a fekk ci yoon bi boobu may nañ la nga jiital ko mais kañ nga koy jiital 3 conditions il faut que mu réunir pour nga mën a jiital loolu
première condition bi mooy am nga ngant c'est sûr et certain que ni demain da nga nar a am ngant muy benn condition bu valable deuxième condition bi il da nga koy jiital guddi gi balaa ñu naan asalaatu xayrun mina nawm boobooy deuxième condition bi kon amoo droit jiital ko après fajar ne nii comme départ gu ma après fajar naa ko jiital mais boo déggee asalaatu xayrun mina nawmi rek mënatoo ko jiital avant asalaatu xayrun mina nawmi nga koy jiital te délai bi kañ la masala boo jullee gee ba def juróomi nga jàng durée temps bi nga xam ne juróomi isib dana la ko jëlal suñ ko xiyaasee à peu près 1h30 minutes après gee foofu lay tàmbale pour nga mën ko jiital ba keroog ngay dégg asalaatu xayru mina nawm intervalle boobu nga ko am droit jiital muy ñaar ñetteeli condition bi munoo jiital bu tàkkusaan bi te ëwalan jiitaloo bu suba bi il faut que ñetti condition yooyu réunir pour nga doog a mën a jiital sa laazim suba bu fekkee ni nag laazim suba bi rek nga bëgg a jiital mën nga ko jiital waxtu bi ma la wax mooy 1h30 après gee ba asalaatu xayru mina nawm bu la neexee nga jiital ko boobu amul charte bi ci am mooy daal def ko intervalle boobu mooy 1h30 après gee durée bi nga xam ne da nga ko jàng juróomi isib ba keroog ñu naan asalaatu xayru mina nawm mën nga jiital sa laazimu suba teel éene bi rek ngay def te éene xol a koy def ñu ci bëri nag ci mag ñi dañuy jiital seen laazimu suba teel pour lan yoolu jaamu yàlla guddi yoolu tudd yàlla guddi yoolu jàng salaatul fatihi guddi benn peru salaatul fatihi boo jàng guddi ëppee na téeméeri daraja benn salaatul fatihi boo jàng bëccëg bi looloo tax ñuy préféré di ko jiital donc kon loolu lañ ciy apporter léegi nag question bi mooy ni nga xamee ni noonu lañ koy noonu la ñuy jiitalee laazim est-ce que wér na yow mi nar a am ngànt suba est-ce que sa wasifa boobu lu bees ci mbokku taalibe yi bu boobaa dañ naan la déedéet mayuñu la nga jiital ko neex naa dégg maa ngi parfois nag damay anticiper damay wax ba pare doo ko xool téere neex naa dégg pourquoi parce que comme li ma wax sànq durée bi nga xam ni moom lañ la may pour nga joxe sa wasifa daanaka 26 heures la approximativement 26 heures yooyu yëpp munoo ci am ngànt est-ce que comprendre nga moo tax ñu ne mayuñu la ko mayuñu la ko. par contre laazim dafa am ay charte laazim suba am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem laazim tàkkusaan bi am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem muxtaar daf ci am daruur yi daf ci am bu bi la gannaaw boo jullee soteel ba pare ci ngay tàmbali sa laazim suba période boobu la am na ñoo xam ne bu ñu jullee fajar rek diggante fajar ak suba teel la ñuy bëgg a def seen laazim wérut charia fiqh tarixa bi d'accord ci loolu tamit jar na préciser diggante boobu kenn waru faa def laazim te sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na diggante boobu del bëri loo fay wax istixfaar loolu mooy sunna dee fa wax istixfaar mais boo jullee suba ba pare foofu la sa laazim suba tàmbalee mooy muxtaar bi foofu la tàmbalee ba yoor léegi nag daruri bi mi ngi tàmbalee yoor ba bu suba aleyka salaam wa rahmatullah sayyidina Ali daruri bi mi ngi tàmbalee yoor ba keroog jant bi di comment dirais-je ah jeng waaye soo lañ koy wax de waaw ba jant bi di so léegi bu dee bu tàkkusaan bi mi ngi tàmbalee gannaaw boo jullee tàkkusaan ba gee mooy muxtaaru laazimu ngoon daruri bi nag mi ngi tàmbalee gannaaw gee ba ngay dégg asalaatu xayru mina nawm lan mooy muxtaar lan mooy daruri muxtaar mooy période bi nga xam ni moo gën pour nga joxe fa sa wird daruri mooy période bi nga xam ni may nañ la c'est-à-dire comme bu gën mooy foog soo ko defee ci misaal li xel mën a dégg am nga 100% mais bu fekkee ni
Sonatel wala Free dafa ne la nii de telle heure à telle heure ku fa jënd crédit am nga 300% boo génnee heure boobu rek affaire ba daanu na léegi nag loolu mooy muxtaar daruuri bi nag boo génnee heure boobu bokkut ak comme Free wala Sonatel dañ naan la amatoo 300% mais am nga 20% masala loolu mooy daruuri bi 300% dem ba 20% man 300% lay jël léegi nag bu daruuri bi weesoo amatoo 300%, amatoo 20%. yow da nga def loolu lañ lay jox mooy fay bu boobaa su génnee muxtaar bi génn daruuri bi rek loo defati fay lay doon leer na léegi nag kon question bi lii laa ci mën a indi c'est-à-dire bu dee wasifa mayuñu la nga jiital ko parce que temps bi dafa gudd lool te amut fuñ la tënk bu dee laazim dafa am nuñ la tënkee te kii moom dafa tàllaliku noonu lañ koy tënkee pour mu gën a gaaw liñ ci développé nag bëri na question juróom benneeli fukk bi ak juróom ñaar waaw bii nag dana compliqué bii dama koy posé ba pare bàyyi nit ñi ñu répondre parce que gan lay doon bii gan lay doon xaw ma ndax xam gars yi darañ ma ko may surtout ñuy déglu waaye gan lay doon gan la mooy question bu bees lay doon dañu commencé fekk tarixa bi ba léegi su amee ku ko jàpp dana ma jaaxal bii gan la fi mooy lan mooy attey ki nga xam ni dafa ñëw fekk nit ñaa ngi wasifa mu dabaatu mu dugg ñële commencé nañ mais dugg na déglu leen question bu complexe la bi mu duggee ci wasifa bi commencé na wasifa dem ba ci kanam gars yi jeexalaguñu mu fàttaliku ne julliwul tàkkusaan xam nga bii tontu nañ ko kon dafa war a dagg dem julli ji tàkkusaan léegi mu dagg julli ji tàkkusaan kon am na lu mu mos mu dagg julli ji tàkkusaan bi mu jullee tàkkusaan ba pare ñëlee pareegut mu fekkaat leen ci biir kooku lan mooy atte su paree bu ñëlee paree naka la war a fayee question gan la fi de am na yu bëri damay posé damay leen gars yi comprendre nañ ko moo tax ma bës rek dem waaye bii moom damay def question ku ci am xalaat mu joxe bu fekkee ne xalaat amul ñu dem bismillah biral man li ma si xalaat mooy comme li tegu woon si moom mooy du def farataay tarixa bi loolu ne dafa matal farataay tarif sharia bi waaw day dagg dem julli su jullee ba pare li mu jotoon a def ak mbooloo mi daf koy ñàkk su ñëwee mu tàmbaliwaat dim fekkee si wasifa bi su ñëwee tëjee moom moo tëj question moom mooy tontu biral bismillah léegi keneen ko amaat keneen ku ci amaat xel daf na di bëgg laa rek ci loxo de wala non kii li Bilal wax waaw waaw moo gën a yenu maanaa ci man mooy que ni comme moom dafa tëb benn ponk waaw dem fekk ponk def dugg ci waaw mu ëlbatiku fàttaliku ni am na ponk bu mu rate waaw mu dellu def ponk boobu bu ñëwaatee fi mu fekk mbir mi foofu lay continuer ñoom bu paree mu fay mais li mu dotoon def da koy ñàkk parce que dafa pendoon respecté wul benn ponk bu moo tax ngi mel ne nga bëgg xaw ma nu ko mën a waxee nga tëb dara daal bëgg dem bërët ci dara waaw nga fàttaliku ni am na foo waroon jaar te jaaroo waaw nga dellu jaar fa nag pour léegi topp yoon bi normalement soo ñëwee nag fekk gars yi wasifa mais ba pare da ngay fay comme ku mosul ku wasifa d'accord man dinaa am beneen question bu may posé waat ci biir seen réponse bi léegi masala sànq Seydi Alassane dafa tar mi ngi ñëw ñi ngi wasifa bi ñu wasifa ba pare def nañ dog moom mi ngi continuer ci diggante bi julli timis jot léegi moom lan moo war a doon atteem te pareegul julli waaw bu dellu seen bu continuer day continuer waaye léegi pourquoi nanguloo ko kii parce que bii kii moom condition waaw mooy bala moo tàmbali wasifa dafa war a matal farata takkusaan mais xamu ko woon
c'est-à-dire dafa am benn sew-sew bu ci nekk jàpp na ni jàpp na ni julli na tàkkusaan tayu ko dafa dem ba ci biir doo ko fàttaliku ne julliwul tàkkusaan rek mu dagg ko dem julli ci tàkkusaan ñëw continuer waat kon ça veut dire que dugg na ñaari yoon loolu mooy particularité xaw na xam comprendre nañ question bi wala dégg dugg na ñaari yoon dafa bi mu njëkkee ñëw fekk na gars yi commencé mu commencé ak c'est-à-dire gars yi raw nañ ko dafa jël le train en marche mu dugg di continuer di wasifa ci biir nag mu fàttaliku ne julliwuma tàkkusaan rek déjà il a du mérite rek mu dagg wasifam dem julli ji tàkkusaan julli tàkkusaan ba pare ñii pareeguñu mu ñëw dabaatu une deuxième fois man de sama xalaat waaw mooy si jullee tàkkusaan ba pare waaw léegi day wasifa boobu loolu mooy sa xalaat mbooloo bee gën bi mbooloo bee gën bi mu mat waaw sànq dañ ne tariqa tijaan mu ngi roy si islam waaw macha allah dañuy jàng si islam ñu ne bi ñuy julli waaw tey masalan ma julli am benn raaka waaw sama ñaareelu raaka ma bàyyi su jot waaw ma fas sama ñetteelu raaka ma sentir ne sa bàyyi naa su jot sama ñaareelu raaka mais toujours duggal ci mbooloo de mbooloo la parce que waaw si mbooloo mi waaw waaw léegi nag biñ sentiree ne imaam mi bàyyi na su jot si mbooloo mi si ñaareelu raakam man ma xam ne imaam dafa neenaloon si jot waaw mais sàbbal naa ko dellusiwul léegi lu ma sariya may daf ma may ne ma jógal taxaw yow yow toogal tuuti boo ko sàbbalee ñëwul waaw toogal tuuti bu demee bay fas raakaam nga daal di jóg bu demee leer naa ne imaam du dellu si ci rukon ne nañ jógal nga ànd ak moom boo jógee ànd ak moom yow boo boobaa ràkk bi mu def na bële da nga koy neenal mooy comme masalan waa ji dugg ba mu dekkoon a dugg daf koy neenal léegi nag bu dikkaatee ñaari ràkk bi imaam bi amee ñett moom day gën ne ñaar la am ñaar ràkk la amagul bu imaam moom demee ba am ñeent ràkk moom mu am ñett bu imaam sëlmalee ñu jóg indi ràkk boobu noonu xam daf ko neenal léegi nag comme kii bu demee ba julli tàkkusaan ba pare dafa war a neenal lam defoon di ko ànd ak gars yi mais xam nga lan mooy différence fàtte amul waaw kee waaw loolu rek kay sew-sew bi fàtte amul kon kii dafa tey dugg si biir wasifa wi te julli tayu loolu mooy particularité fàtte amul tay amul maanaam lu xew maanaam ñaari yee am dafa juum waaw dugg ci wasifa wi waaw gis ne julliwu tàkkusaan waaw kañ dafa juum waaw juum mooy fàtte voilà xoolal bu la neexee nga firee ko noonu mais waa ji xam nga fii imam bi moo jamac waa ji jamajut jéem na redressé jéem na delloo si imam bi jéem na ko delloo si imam bi comprendre mais moom xam na ni imam dafa jamaj loolu am na benn question ci dars bi passé boo xam ni ci fiqh tarixa bi indi na même chose parce que kii dafa xam ni am na erreur wóor na ko ni am na erreur waaye imam gëmut ni am na erreur da dem sax ba ni mu koy defee siñ ci kurusam bu imam comprendre mu wax ko may nañ ko mu wax ko carrément waaye imam moom mu continuer est-ce que comprendre bu ñu demee ba fin bi ñoom ñuy fay moom du fay bu fekkee ci fay rek moom bosam yàqu na parce que moom daal li muy def am na ci yaqin ñële ñoo dute xam nga ki am yaqin ak ki dute du ñu bokk lii nag moom xam nga tey jii mën na la dal man de daf may dal parfois waxuma sax ci wasifa parfois damay ñëw julli timis nii ba pare ne buy sama maa ngi woon ci benn mbir fàtte naa ne julli wu ma tàkkusaan parce que damaa tàmm julli tàkkusaan rek ma ne oh xam nga loolu day am kon ni ma mën a dalee mën na dal keneen moom mu jàpp ni julli na xam nga bu jàppee ni julli na ah julli na tàkkusaan bokkut ak koo xam ne dafa tay c'est-à-dire xam na ni julliwut mais kii xamu ci dara léegi comme xamu ci dara dugg na ci yéene ku julli tàkkusaan ba pare joxe wasifa la demee maanaam kii dafa sikki saaka ndax julli na wala julli waaw déedéet am na yaqin moom dafa jàpp ne julli na xalaatu ko sax bi mu demee ba ci biir
la doog a wóor ne ko ni julliwut sew boobu la c'est-à-dire moom duut loo xam ni dafa juum wala dafa dem ba ci biir doog a kii ak yooyu te duut lu mu tay yàllaa ko dimbale éclairé ko mu doog a xam ne julliwut mu am hauteur dagg affaire bi dem julli ji ñëw continuer maanaam dugg na ñaari yoon léegi nag naka la war a fayee xam nga bu duggee benn yoon yomb naa kii li nga weesu moom ngay fay mais kii ñaari yoon la dugg parce que bi mu ñëwee fekk na gars yi commencé nañ wasifa commencé wul ak ñoom daf leen dab ci biir wasifa bi commencé di dem ak ñoom dem ba ci biir xel mi dellu si mu ne i man dëkk te julliwu ma tàkkusaan rek mu dagg wasifaam dem julli ci bi mu julli jee ba ñëw mu duggaat kon dabaat na leen une deuxième fois kon am na lu mu tàmbali woon def léegi dabaat na ñëli xam nga bu boobaa après ma lire téere bi nu muy wax xam nga bu fekkee ni da nga dugg benn yoon bu fekkee ni da nga dugg benn yoon ñoom ñu pare masala yow yaa ngi ñëw fekk leen ci salaatul faatihi li maa uxliqa fekk dawal nañ ay per yow nga xool fi nga li nga jot a def muy par exemple 25 peru salaatul faatihi li maa uxliqa loolu nga jot a am nga topp leen ci haylala bi topp leen ci jawharatul kamal bi ñoom bu ñuy terminer yow xam nga dese na la 25 peru salaatul faatihi dese na la astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwal hayyul qayyum xam nga bu boobaa doo dem directement ci salaatul faatihi bi nga tardé da ngay recommencer au départ ci astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwal hayyul qayyum di wàcc di ñëw ci jawharatul kamal xam nga noonu ngay def bii nag c'est tout à fait le contraire c'est-à-dire bi nga ñëwee dabaatu masala bi ngay dabaatu yaa ngi ñëw fekk leen ci salaatul faatihi li maa wax leex je donne un petit exemple wala sax ah waaw mooy léegi xam nga bii ak benn exemple bu fekkee ni kenn la bii nag bu fekkee ni ñaari yoon nga dabaatu laay indi bu fekkee ni da nga ñëw fekk bu la neexee tànnal ci astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wala salaatul faatihi wala laa ilaha illallah tànn leen bu leen neex jël leen benn rek au hasard laa ilaha illallah très bien léegi nga ñëw nekk ci laa ilaha illallah bi nga ñëw am ci masala juróomi per rek fàttaliku ne julli woo tàkkusaan nga dem julli ji tàkkusaan le temps que ñoom ñu jawharatul kamal bi ba dem ba am 10 jawharatul kamal nga ñëw nga duggaat nga am ñaari jawharatul kamal est-ce que comprendre nga fële ci njëlbeen juróomi laa ilaha illallah nga am fii ci mujj gi am nga ñaari jawharatul kamal léegi nag ñu ne naka ngay fayee li nga juróomi laa ilaha illallah boobu du nul c'est-à-dire bi nga ñëwee ak éeni bu sell nga am yaakaar ni da nga julli duñ la ko nulal mi ngi mel ni ki nga xam ni dafa dabaatu génn rek ñu julli timis dafay arrêté julli timis ba pare fi mu yemoon foofu lay continuer mais bii nag dafa ñëwaat fekk mbooloo bi il faut que bu fekk leen ñoom fi ñu nekk ci ñaari jawharatul kamal buy rectifier nag day xool 10 jawharatul kamal yi manqué lay mottali ba mu mat sëkk après doo ko indiwaat ca kaw nag doo ko dem ci astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum leer na wala ah waaw kañ léegi nag j'espère que le livre ne va pas me dire le contraire bon waaw mu ne damay tënk li téere bi wax ki nga xam ne dafa dabaatu fekk wasifa bi ci mbooloo te fekk joxewutoon maanaam julli tàkkusaanam mu ne kooku dafay compter li nga xam ne jot na ko def ci mbooloo bi mu téye ko dem julli ji tàkkusaan bu jullee tàkkusaan fekk mbooloo bi di continuer dafay ànd doog ñoom mais li mu jotoon a def na ko bàyyi xel na ko téye mooy juróom yooyu masala nee na bu fekkee mbooloo bi ñoom ñu dem ba jeexal mu ne nag dafay dabaatu naka lay dabaatoo nee na li nga xam ne moom la manqué instant bi mu mujjee dab gaañi loolu lay complété ba pare doogo indi la nga xam ni moom la tardé woon avant nee na boo demee ci téere biñ naan al iraa bu aj al asan
al-Baqili nee na boo demee da nga fekk dalil boobu foofu kon noonu lañ koy jàppee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax fii lañ koy yamale bu ñu paree nag defe naa question yi ci bëri jeex doogu dugg ci xayla la maanaam asrul juma ñu wax fondement yi waaw xadaratul juma ñu wax naka lañ koy defee te sans ndamu sans dara neexul ba neexul pays bi niñ koy defee mooy sunnay tarixa tijaan waaw te dalil yi téere bi dana ko indi yàlla nañu yàlla fayal Mawlana asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh na yàlla fay tarixa bi dafa sew mos nañ dem ci benn kër kilifa bu mag